demee ak kàddu yi ko xalif bu tedd bi jagleel muy Serigne Babacar Sy Mansour jël na gis nañ tam Serigne Maodo moom tamit li mu wax ci langue politique bi li fiy xew président Macky Sall bu mu tontu muy woote itam dal ak jàmm ci jamono ji ñuy waajal élection yi Chérif. tout à fait soxna Naata te loolu moom daanaka yoon wi nga xamante ni sunu kilifa diine yi tegu nañ ci wàccun ko maanaam li leen tuddee ay régulateurs sociaux de manière générale sa boo koy pluraliser parce que sëñ Maodo Sy moom nga wax koy jërëmu góor di sëriñ Abdou Aziz Sy Dabakh moom it noonu lañ ko doon xamee muy langage de vérité yoo xam ne bu jotee dañ koy wax sëñ Mbaye Sy la même chose moom mi nga xamante ne moom mooy xalif général des Tidianes muy dëgg gi nga xamante ni moom lañ xaar ci kilifa diine parce que Sénégal toll na foo xamante ni je pense que nit ñi il faut ñuy continuer di waxante dëgg quel que soit le prix bi nga xamante ni moom la war a payer pour ça li nemmeeku nag gis nañ ko temps yi muy ay ñàkk teggin ak ñàkk orma goo xamante ni jugandi ci ay ndaw yoo xamante ni kenn xamut fu ñu jógee ak lan lan def ci réew mi ba tax tey mag mu wax ñu saaga la te loolu je pense que xotti orma googu wala ñàkk teggin gi nga xamante ni moom moo nekk ci gone yi warul tere kilifa yi la ñu xaaj ñoom ñu def ko maanaam dëgg bu jotee ñu koy wax loolu rek moom mën a tax réew mi yoon wi nga xamante ne fa la tegu mu bañ ko wàcc waaw parce que gis nañ fii loo xamante ni man mosuma ko xalaat ci Sénégal léegi kilifa diina gu wax ñu saaga la wala amoo droit sax jël position ci li nga xamante ni que moom mooy situation dëkk bi te bu jafe-jafe amee ñu ne lu tax si kilifa diina yi doon wax lan moo au nom de quoi je pense que loolu moom des koy rafetlu mooy président li ñu ko wax mooy njiit waroo nekk sax di tontonte te loolu je pense que wolof moo naan bu ñëpp yamee am ñu gedd seen cër bu am yàlla defee Sénégal ba mooy indépendance ba léegi ñeenti président la am donc du n'importe qui moo war a nekk président wala n'importe quoi aussi la ñuy diriger am Sénégal je pense que mooy kàddu gi nga xamante ni sëñ Babacar Sy Mansour yëkkati na ko wax ko njiitu réew mi sëñ Maodo aussi la même chose bu décision jotee jëlal décision yi nga xamante ni moom mooy décision yi gën je pense que c'est un message boo xamante ni c'est à l'endroit de tous les dirigeants yoo xamante ni adressé nañ ko ñeneen ñi nag liñ jàpp ni moom mooy tax Sénégal soppeeku wala mu tegu ci yoon woo dañuy jóom ils se trompent tous ces gens là qui insultent nos chefs religieux que ça soit musulmans chrétiens et cetera ils se trompent jàpp na li ñu bëgg mooy discréditer tout le monde jàpp ni ñëpp a yem wala nangam et ça c'est faux à mon avis sachant que réew mi am na foo xam ne bu fa tollee bu jafe-jafe di am wala ñuy indi saafara wala ñuy jubale kilifa dinañ leen dem ñu jubale ñu parce que ñoom ñoo njaboote ñëpp Sénégal ba mu amee indépendance ba gi wax nañu ko même Senghor bu mu fi nekkee fii daan fi xëccoog ay Mamadou Dia et cetera les chefs religieux yi fi nekkoon c'est vrai que bokkuñ woon diine mais nan daa jël position jàpp ni li gën ci askan wi leen di def donc gone yi nga xamante ne kenn yaru leen parce que seeni waajur ñoo leen yarut ci ñu ci bëri aussi boo defee le constat sax nekkutuñ Sénégal ci bitim réew leen nekk parce que ça c'est de la lâcheté également taxaw fële ci bitim réew di jéem a xotti orma wala ngay jéem a discréditer nos chefs religieux Sénégal di ko téye ba fii kilifa diine yi la yaa ngi koy wax sànq Seydi El Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ñi ngi célébrer centenaire u disparition tey ji ci le 27 bi nga xamante ne ci la nekk ni donc ñoom même tubaab bi fi nekkoon jéem na lu nekk pour faagaaga leen mënu ko ndekam tubaab baa ëppoon doole foofu nag ñi nga xamante te jamono waaw boobu yombutoon yaa ngi koy wax sànq jëm nañ dem boo jëlee Seydi El Hadji Malick Sy imposé na fii zawiya fii tubaab bi nekkoon fii nga xamante ne mooy plateau nekkoon na fii Médina yaa ngi koy wax sànq la xewoon ca Guet Ndar ba fa peste ba amee tubaab bi ne day taal dëkk ba moom ñëwee wax ak taalibe yi gars yi dem ñàkku ji et cetera def ko donc looloo gënoon métti boo jëlee Cheikh Ahmadou Bamba la même chose gis nga ko fu nekk yóbbu nañ ko fa barki démboo Njaay wax nañ fi ban ko fi yóbbu fële ca Gànnaar ban ko yóbbu fële nga xamante ne moom mooy ca yóbbu ba Soudan ñoom ñi guerre civile depuis ay weer ñu déglu ko may ko nopp def na ko fële nga xamante ne moom mooy ca Darfour nga xamante ni muy sac boo xamante ni Sénégal tey dafa waroon chaque fois di leen célébrer ñi nga xamante ni quand même ñoom ñooy suñ kilifa dine ñun nag amul ñu dul ñooñu képp koo xamante ni jug nga quand même pour wax naka su dul noonu suñ kilifa diine yi je pense que on fera face parce que loolu moo sauvé Sénégal ba léegi boo xoolee dans la sous-région dëkk yëpp dàkk nan yaa ngi fi wax sànq la xew fa la nga xamante ne di waxaat ca Maroc ñoo ëpp ñoo ca gaañu ak ci dëkk pays de guerre lañ jóge et cetera di fa dem wala nanga parce que jàmm amuñ fa donc jàmm jooju nag kilifa diine yi yàlla na leen yàlla saxal yàggal leen fi ñu wér bu baax a baax ñi ñàkk teggin nag je pense que jug di leen nag def na ko su dul noonu lay tàkk ci ñoom lay jóge mais ñoom suñ kilifa diine ñun rek lañ am ci ñoom war mag respect. Marcel ndax am nañu yaakaar ni quand même suñu kilifa yu tedd yi li nga xam ne wax nañ ko classe politique bi dinañ ci topp muy pouvoir bi comme opposition bi ndax dafa jot quand même. waaw dafa jot ñu topp ko quand même moom mooy c'est la suite logique des choses hein je me dis bu nit kilifa diine surtout comme ni ko Chérif waxee ak impact bi ñu am ci réew mi bu ñu demee ba wax ba war a conseiller ay nit
je pense que ci voie boobu noonu la ñu war a dox mais malheureusement au Sénégal jamono ji dafa mel ni on confond beaucoup de choses dañuy faral di boole loo xamante ni bokkul donc par passion loo xamante ni ci politique lay faral di jëm loolooy tax sax nit ki bu fekkee ne am na loo xamante ni jot na ko def ci biir réew mi sax dañuy dem ba fàtte ko ndax position yi muy faral di am dans sa vie de tous les jours donc loolu waral le jugement qui provient des populations dañuy faral di jaxase lépp politique beeg religion beeg ak yeneen secteur donc comme ni ko Chérif waxee c'est basé ce n'est plus à démontrer que kilifa diine yi le socle aujourd'hui bi nga xamante ni foofu le Sénégal tegu te macha allah mu def stabilité am te ñëpp naaw ko ci àdduna bokk na ci kilifa diine liggéey bi ñu jot a def ci réew mi donc bu ñu nag demee après ba di leen di ñaawlu yenn wax yi nga xamante ne au fond c'est sans équivoque sans parti pris de façon très très équilibrée donc c'est quand même très très dommage parce que ay passion wala ay frustration mooy jóge ci yeneen anam ñu bëgg ko sëpp nit yooyu nga xamante ne liggéey bu am solo la ñuy def ci wàllu boobu donc il faut rester silencieux et endurant je pense que ce message là xalif bi li muy jox président du moom rek peut-être moom moo ko war a appliquer moom le président de la République. parce que booy wax xañ na message da nga koy jox kii di kilifa gi xañ na booy wax ak kër sax da ngay wax ak kilifa gi. exactement ndax mu mën a tas ci ñeneen ñi tam. exactement voilà donc surtout que moom mooy premier qu'on le veuille ou pas moom mooy le premier des Sénégalais la première institution donc de ce pays là ci c'est un petit peu une image qu'il reflète des Sénégalais en général donc je pense que tey wàllu boobu la ñu war a doxalee mooy il faut rester silencieux et justement endurant bañ a topp li nga xamante ne moom mooy parparloo bi et puis aller à l'essentiel li nga xamante ne moom mooy la paix et la stabilité de ce pays comme je dis. ak tey jii Cheikh Tidiane Diaw nga xamante ni am na ay nit yu fare ci opposition bi war a jàkkaarloog àttekat bi loolu tamit daanaka booy xool message wu xalif bi tamit ci yooyu lay dem muy climat wu apaisé fexe ba dal am ak ci langue politique bi surtout. mais loolu lañ fi mos a nekkee climat bu apaisé loolu la ñu liñ fi nekk yëpp ak ñi fi nekkoon ñu remplacer leen yëpp loolu la ñu mës a def. parce que li Chérif wax je pense que lu jar a bàyyi xel discipline dafa commencé di tumaranke ci dëkk bi lu bari ba nga xamee ne dérive yi ñuy gis ci réseaux sociaux yi daanaka moom la ñuy gis ci te xamuñ ni ci mbedd bi partout te lii du fi tey yàgg na fi am Sénégal dëkk bu am démocratie la ay alternance démocratique yàgg na fi am te li fi amoon yëpp composante société bi yëpp ñi ngi fi woon am na fi gis nañ fi ay kilifa diine yoo xam ne dañ doon joxe ay consigne de vote di ko jox ay candidats yoo xam ne ñi ngi fi te taxul ni élection dafa dem ñu dóor leen absolument am na fi ay kilifa yoo xam ne dañoo toog joxe wuñ consigne de vote mais taxul ku ñëw seet si leen te taxul ku ñëw seet si leen ñu teral la wax ak yow wax ju rafet ñaanal la nga dem mais après duñ fi nekk di saaga comme si tey di ñu ngi nii réew mi comme ni nga ko waxee kenn sañatu la wax li nga xalaat kenn sañatu la wax non mais pour dire xaw ma dafa mel ni nga jàpp ni moom mooy dëgg dafa mel ni dañuy bon comme ni ñu koy defee ci médias yi am na on surestime li ñu koy waxee ci capacité média yaakaar ñoom ñooy fal ñoom ñooy folli je pense que tamit loolu lañu yaakaar tamit ci kilifa diine yi yaakaar ni ñoom ñooy joxe ay consignes de vote pour ñuy fal ñuy folli alors que ñoom liñ fi nekkee mooy garantir paix ak stabilité réew mi lu ci ëpp te ñi ngi koy def comme ni mu ware te ñun ñoo leen gën a wéy di leen dooleel comme ça li ñuy def ñu gën ko mën di def ñu rëcc comme ni ko Chérif waxee ci li nga xamee ni dal na ci réew yu bëri te actuellement ñëpp xam nañ ni mi ngi gété Sénégal comme nañ leen gën a wormaal gën leen a wormaal gën leen a déglu on espère quand même que message yi nga xam ne jàllale nañ ko foofu ca Tiwaawan dina jàll bu baax a baax ci nopp kilifa yi ñi jiite réew mi muy ñi fare itam ci opposition bi léegi dañuy sóobu ci beneen ponk muy un jour au Sénégal un jour dans le monde.